ñu bëri ñu la doon séentu fu mel ni Yewwi Askan Wi parce que peut-être gis neen benn affection su ma ko mën a tuddee noonu boo xam ne am na sa digg ku mel ni Ousmane Sonko lan moo tax nekkoo Yewwi Askan Wi. xam nga Yewwi Askan Wi muy Benno Bokk Yaakaar dañoo am seen trajectoire am ñoo xamante ni ñoom ñoo ko sos di ca dox am seen orientation idéologique am seen taxawaayu politique kenn ku ci nekk tamit ñu jàpp ne sa yéene ak sa yitte ci Sénégal moom nga nekk di doxal ñun tamit dox bi ñuy dox ñu rencontré ci ay sénégalais yoo xamante ni sunu gis-gis ci politique sunu gis-gis ci Sénégal sunu bëgg-bëgg ci Sénégal daal di daje ñu ne léegi ñun nañu ànd dox ci yoon woo xamante ni bu ñu ci duggee dinañu permettre ces Sénégalais et ces Sénégalaises ñu mën a nekk ci espace boo xamante ni dinañ mën a exprimer seen bëgg-bëgg ci Sénégal seen souhait ci Sénégal seen xalaat ci Sénégal seen vision ci Sénégal Mouhamed def opportunisme wala situationnisme bu fekkoon ne loolu mooy suñu yitte dinañ lijjanti làqarti ne dañuy dugg dans une coalition ou dans une autre dugg Assemblée nationale c'est pas la première préoccupation la préoccupation principale mooy duggin bi nan la ñuy duggee suñu fa eggee nan lañ fay taxawee loolu moo tax askanu Sénégal laa la wax ne la ñun ñoom la ñuy waxal ñoom ñoo ñu yëkkati ñoom ñoo ñuy taxawu ñoom la ñuy tàllal loxo ngir ñu gunge ñu dugg Assemblée nationale bés bu ñu fa duggee du ñu nekk député X du ñu nekk député Y dañuy nekk député askanu Sénégal ñun loolu moo ñu gën a intéressé donc te tey jii ñun ligne boobu la ñu am muy cette troisième voie que nous incarnons que nous voulons forte que nous voulons dynamique ba nga xamante ni serviteurs yépp fu ñu mën di nekk ci biir réew mi képp koo xamante ni sa itte nekk na ci servir Sénégal ñoo ngi lay tàllal loxo ci biir réew mi ak ci bitim réew ci xam-xam ci xalaat ci doole ci stratégie ngir ñu ñëw daal di am egg ci Assemblée nationale am fa taxawaay boo xamante ni yàlla xam na ne dina nekk taxawaay boo xamante ni bu am solo lay nekk bu dynamique lay nekk waaye day nekk taxawaay boo xamante ni ci xam-xam lañ koy teg ak itte. pourtant ñi nekk ci coalition yi koo ci déglu mu wax rek da leen naan njëriñ askan wi moo ma tax a jóg kon est-ce que amoo leen loolu en commun bu nekkoon ne am ngeen loolu en commun yi tamit la moo tax ngeen bari coalition yu bari. waaw xam nga kenn ku ci nekk ak ni ngay xalaate ak yoon wi ngay jaar kenn ku ci nekk ak ni ngay xalaate ak yoon wi ngay jaar ak ni ngay jaar pour dimbali sa réew donc kenn ku ci nekk li dal sa xel moom ngay def ak ñi nga xamante ni ñoom nga ko àndal ñun lii ñu def nii moom moo dal suñu xel moom la ñu jàpp ne fii la ñu mën a dimbali Sénégal nous pensons avoir identifié la bonne fenêtre de tir loolu suñu xalaat la suñu gis-gis la te noonu la ñu fas yéene jaar incha allah ñuy sant suñu borom nag bi nga xamante ni sénégalais yi moomal nañ ko seen bopp jëlal nañ ko seen bopp en charge taxawul nañ ko seen bopp le peuple sénégalais daal sëñ bi ñun moom la ñuy waxal jigéen ñi góor ñi mag ñi ndaw ñi ngir ñu gunge ñu ci li nga xamante ni jàpp nañ ne bu ñu fa eggee incha allah dinañ taxawu askanu Sénégal bu baax a baax. parrainage bi foo leen ci toll. parrainage bi wax naa la ko ci njëlbeen bi ñu yëkkatee sunu kàddu woote bërki démb dalal nañ ay ndaw yu am solo yoo xamante ni ñi nga bàyyeekoo ba Cap Skirring bàyyeekoo ba Sédhiou bàyyeekoo ba Kolda te noonu la ñuy bàyyeekoo ci réew mi fu nekk ngir wutal ñu ay parrain ànd ak ñun ci liggéey bi ci biir réew mi ak ci bitim réew mu nekk benn dynamique boo xamante ni ñun daf ñu yéem moo tax ñu delloo leen cant gu mag a mag a mag liggéey bi ci war yépp tamit ci parrainage bi donte ñun keroog suñu conférence de presse fàttali nañ ne parrainage bi waroon nañ ko gën a mën a waxtaanee ba mu gën a mucc ayib ndax liggéey bu yéeme bu bari bu xaw a diis moom la ñu sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a dem représenter askan wi waaye képp koo xamante ni sa askan yitteel na la ak lu ñu mën a teg ci sa kanam comme obstacle yow di nga taxaw pour jéggi ko ngir dem ci loolu lépp luy naru menace yow di nga ko jéem a def opportunité pour mën a accéder ci li nga xamante ni moom mooy sa finalité donc amul dara lu ñu mën a perdre loo ñun suñu objectif mooy li liggéey bi di dis servir askanu Sénégal jaral nañu lu ko ëpp loolu moo tax ñuy def ay nuit blanche dañoo fanaane di xool
di ànd ci ak ay kilifa yoo xamante ni ñoom ñoo ñuy dimbali ci liggéey boobu ñu jóge ci biir Sénégal fépp bàyyi seen itte bu ñu doon def di ñu wutal ay parrainage nit yu am solo donc loo xamante ni ak ndaw yoo xamante ni bi ñu déggee suñu woote bàyyi nañ li nga xamante ni yépp moom lañ nekkoon ñëw ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi parrainage bi njort nañu ne liñ ci waroon def yépp def nañ ko te ñoo ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala bu ñu ko jéggee fépp foo xamante ni sénégalais nekk na fa dinañ la fa fekkaat gërëm la sant la ñu gunge ñu nag assemblée nationale ñu dem taxawal leen fa incha allah. xam na ne yenn saay sur le terrain politique am na yenn obstacle yoo leen dajal lenn si askan wi am yu leen di laaj wala boog réalité la boo xam da nga koy dund si terrain bi wala yenn homme politique yi am lu leen gëmloo ba yéen ñi boo leen bëggee indi une approche nouvelle mën na bañ a jàll ndax loolu jànkoonte ngeen ko sur le terrain. xam nga Cheikh Anta Diop daf doon wax lu am solo daf doon wax ne askanu Sénégal dañ leen a nax a nax ba booy wax ak ñoom te naxoo leen da ngay tas seen yaakaar waaye ñun du ñu nax kenn du ñu wax kenn loo xamante ni naruñu ko wala mënuñu ko def Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma dafa am ku ko mës a wax ne ko dégg naa loo wax def ko mu ne loolu de sunu borom rek moo ko mën waaye lu ma narut du ma ko wax sëñ bi ñun askanu Sénégal duñ ko fooye duñ ko caaxaane wax nga ko léegi suma engagement kenn mësu ko natable fépp fu ma mës a toog mësuma négocier intérêt général à chaque fois ñu indi mbir di ko waxtaanee ci table ji ñaari question rek lay poser suma bopp 2 questions principielles de quoi s'agit-il parce que lépp lu may wax bëgg naa ko documenter bëgg naa mu wóor ma beneen bi mooy où se trouve l'intérêt général lii ma la wax nii moom mooy sunu viatique bi nga xamante ni moom la ñu war a yóbbu assemblée nationale intérêt général rek la ñuy défendre intérêt général mooy intérêt population yi donc loolu nga wax bi ñu dajeeg sénégalais yi gis nañ ne yaakaar am na gis nañ ne askan wu jàmbaare la askan wu ñu yàgg nax la nag askan wu ñu yàgg yaakaar nit te bañ mu eggee ci mbir mi gisuñu ko loolu tamit daan nañ gis nañu ko waaye ñoom yëg nañu ne yaakaar judd na yëg nañ ne yaakaar am na waaw yaakaar boobu nag ñun dañuy ñaan suñu borom mu sàmmal ñu ko waaye ñun suñu responsabilité mooy saa bu ñu xëyee pas-pas boobu dinañ koy yër jamono bu nekk lépp lu ñuy dimbali ci pas-pas boobu ngir ñu continuer jamono bu nekk di servir Sénégal dinañ ko def ba mu mat sëkk askanu Sénégal du ñu tas seen yaakaar askanu Sénégal dañ leen di jàppale ndax yàlla wax naa la léegi moo ñu wërsëgal ñu bëgg Sénégal bëgg sénégalais yi wërsëg bu ñu yàlla defal la. mais njëriñ te wërsëg boobu nag dañ cee sant suñu borom. gëmewuñu ko waaw bëgg nañ Sénégal bëgg nañ sénégalais yi te gëmewuñu leen te bu ñu sañoon Sénégal mooy dàq tuq su bënn sañ ba réer Sénégal mooy dàq ci réew yi te lépp yàlla defal nañu ko sëñ bi ñun yàlla defal nañu lépp pour ñu nekk benn havre de paix moo tax mënuma comprendre ñu bàyyi ndaw ñi ñu désœuvré mënuma comprendre ñu bàyyi ndaw ñi xamuñu fu ñu jëm mënuma comprendre aussi ñu bàyyi ndaw ñi ñu nekk ci benn mal-être boo xamante ni souvent dina leen yóbbu ci ñu dégg leen ci loo xamante ni waruñu leen ci dégg donc loolu mënuma moo tax mënatuñu nangu sunu nasaxu sunuy homme politique di tax ndaw ñi tey jii di jël ay gaal di dem ci géej gi wala soit ñuy jël désert bi wala soit ñuy jël naka sudul noonu di ko def ngir rek bëgg loo xamante ni moom la ñu mën a dund. mais est-ce que député bu Sénégal mën na indi ay solutions yu concrètes ak yu efficaces par rapport ak problématique yi nga wax ni yëpp. ndax bu ñu xoolee ñi suñu assemblée ni ñu tëggee suñu assemblée. yenn saa yi dañu am ay députés yu baax mais yenn saa yi pour ñu wax sax ñu dégg leen. wala yenn saa yi suñuy interpeller le gouvernement sur certaines questions nañ ko interpeller rek jàll mais yenn réponses yi sax duñ ko am. xam nga le Sénégal ndax kon Pape Djibril Fall à l'Assemblée nationale mën na changer cette donne là. xam nga le Sénégal a toujours eu de très grands parlementaires jamono bu nekk législature bu ne gis nañ fa ay nit yoo xamante ni la leen fa yóbbu woon taxawee nañ ko ba mat sëkk. France Fanon moo wax ne dans une relative opacité chaque génération découvre sa mission soit elle l'assume soit elle la trahit. ñun tout ce que nous voulons mooy sunu yéene egg na foo xamante ni ak sunu itte egg na foo xamante ni jàpp nañu ne assemblée nationale rôle bi mu war a jouer dëgg jouer gu ko ñun nag rôle boobu la ñu fa fas yéene teew ngir dimbali ñi nga xamante ni ñoom la ñu fa nar a dajeel te xëy na ñu bokk itte pour dimbali Sénégal ñu fexe dimbali leen lépp lu jaar ci yoon ñu appuyer ko lépp lu jaarul ci yoon ñu joyanti ko ba nga xamante ni
dinañ ko dimbali. leneen li Mouhamed, bu ñu négliger mukk la capacité des jeunes de ce pays. dafa mel ni léegi képp koo xamante ni jóg na taxaw daal ñu ne xelam wala xam-xamam wala itteem doyul. moo tax ngay dégg ñi nga xam seen xel dafa gàtt lool ñu naan ku nekk ci ginnaawam. ñoom négliger nañ ñaar. négliger nañ askanu Sénégal bi nga xamante ni moom moo nekk ci suñu ginnaaw moo ñu yëkkati. négliger nañ aussi la capacité bi nga xamante ni moom la ñu am ñun ak ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo ànd mbir mi bokk gis-gis te nekk ay ndaw yoo xamante ni Sénégal la ñu juddoo, Sénégal la ñu yaroo, ñii jànge fi ñii jànge feneen. ñoom ñu toog ba ci yàgg ni ñun mënatuñoo muñ lii nga xamante ni moom la ndawi Sénégal nekk. mënatuñoo muñ Sénégal màgg fi bëgg a soxla gériatre mënu ko am. mais ñun ndaw ñooñu duñ leen reconnaître seen itte boobu nangul leen ko xam ne amul soxla doomu aadama boo xamante ni itte doomu aadama xaj na ci kawam. itte dafa rëy. boo voyager tu es animé par 2 sentiments. sentiment bu njëkk bi c'est un sentiment de fierté. da ngay gis tey Dubaï bii nga xam bërki démb la judd. nga gis Malaisie bii nga xam bërki démb la judd. nga xam Rwanda bi nga xam 90 amatul woon sax état. nga gis Singapour bi nga xam amul ressource. ñoom ñëpp tey ñu jóg taxaw nekk ay mastodonte. donc programme politique baax na mais li ëpp solo moom mooy volonté politique. itte nag moom mooy volonté. képp ku yëkkati ci kaw suuf lu am solo ba jëriñ doomu aadama yi da nga ko teg sur une volonté. ñun nous sommes des hommes et des femmes de volonté. et nous invitons les hommes et les femmes de volonté à nous accompagner dans cette dynamique. c'est tout ce que nous demandons. nekkuñu ci calcul politique wala politicien, nekkuñu ci lijjanti, waaye daal ñun sunu mbir yépp sëñ bi ci yar lañ koy teg, ci teggin lañ koy teg, ci itte lañ koy teg. lépp loo xamante ni yar ak teggin ak itte da koy maye insha allahu taala dinañ ko am. lépp loo xamante ni yar ak teggin ak itte da koy xañe loolu sax buñ ko ñàkkee duñu merloo.